gën a fës ci xibaar yi. jërëjëf soxna Binta yaatal xibaar yi ak li ci gën a fës bu bàkk bi daanoo. mbokk yi daleen jàmm juróom-ñeent waxtu kon teg fanweeri simili li ci gën a fës mooy mbiram Ousmane Sonko muy benn ponk placé nañ ko en garde à vue mu nar a fanaan kon guddeem gu njëkk fële ca gendarmerie bu Colobane moom nag amul benn tontu boo xamante ne rek indi na ko ngir rek laaj yi nga xamante ni kon ñoom alkaati yi ñi ngi ko doon laaj daañu ci ànd ak avocat am maître Bamba Cissé la ko indi nag mooy yeneen tuuma yu bees yoo xamante ni teg nañ ko bi mu jóge woon këram doon wuy ju juge bu 8e cabinet ca Mermoz nag la jàppante amoon ba alkaati mujj koo jàpp yóbbu ko kon fële nga xamante ni mooy ca caserne Samba Diéry Diallo jamono ji it ay manifestation am ci Ndakaaru ak yenn diwaan yi bu ngeen taxiloo ñu yaatal ko. Diéry Diallo. mbokk yi dal leen jàmm ñu ngi ci ligne bi ak maître Bamba Cissé bokk ci collectif des avocats bu Ousmane Sonko maître maa ngi lay nuyu lan la mujjam jàpp ci dossier sa client. maa ngi lay nuyu Chérif di la gërëm. dama dégg ñu ne dafa am ay jàmmaarloo ba tax ñu jàpp Ousmane Sonko li may leeral d'abord mooy jàmmaarloo amul. jàmmaarloo amul parce que Ousmane Sonko dafa nekkoon ci otoom di dem tribunal pour wuyu ji convocation juge d'instruction bi 8e cabinet. dem ba Mermoz ñu bloqué ko ne ko da ngay taxaw parce que foog ñu dégager yoonu corniche mu taxaw di leen xaar avocat yi toog lu yàgg gisuñu ko ñu demandé juge bi mu pousse audition bi ba midi le temps que ñu jëli ko ñu dem di ko jëli ba war ko dugal suñu oto pour indi ko tribunal gendarme yi taxaw arrêté ñu ne dañ koy jàpp ñu laaj leen ne leen lu tax ñu koy jàpp mu ne ñu ne trouble à l'ordre public la def ak participation à une manifestation interdite. may leeral ni trouble à l'ordre public gisuma ko ci code pénal man gisuma trouble à l'ordre public comme infraction ci code pénal te c'est la première fois ci sama histoire bu gàtt may gis koo xam ne dañu ne dafa participer dafa bokk ci manifestation boo xam ne dañ ko interdit maanaam di sànni ay xeer di yàq te moom ci biir otom la nekkoon. donc loolu moo koy leeral amul woon benn xeex entre Ousmane Sonko ak qui que ce soit. dañ ko fekk fi mu nekk ñu capturer ko yóbbu ko. léegi jamono ji kon mi ngi ci garde à vue dañ koy wéyal wala moom mujj naa indi ay tontu ci ay laaj. bi ñu toogee di ko laaj d'ailleurs ñu ngi nii doog nii di génn section de recherche moom tontuwul c'est ce qu'on appelle le droit au silence moom dafa ne du wax parce que ce qui se passe dafa métti ci xol doo mën a coopérer avec ce genre d'affaire là. donc loolu lu tax mu ne du tontu. tontuwul ci benn question. c'est droit am la. il a le droit de garder le silence te droit boobu la usé ne tontuwul ci benn question parce que li xew aussi dafa metti ci xol dafa metti. beneen bi mooy am na leneen loo xamante ni moom lañ ko doon toppee moo taxoon sax mu jóge woon këram doon wuy ji muy mbiram siif bi nga xamante ni kon moom lañ koy toppee démb moom ne woon dina wuy ji joo mënta am léegi loolu ban dogal la ci juge 8e cabinet bi jël ci wàllu instruction. waaw juge 8e cabinet mënta décerner mandat d'amener parce que li tax Ousmane Sonko ñëwul du ci moom gendarme yi ñoo ko bloqué donc juge d'instruction mënatu ci dara li am ba am mooy dossier bi comme dossier viol bi dañu xamoon ni tey bu demoon dara du ci baax ñu ne léegi balaa muy dem nañ ko jéem a jàpp pour utal ko beneen infraction boo xam ne dina permettre ñu yóbbu Sonko flagrant délit wala ñu yóbbu ko feneen atte ko tëj ko benn peine même bu dee peine de principe rek tëj ko pour gàkkal casier judiciaire am pour que Ousmane Sonko bañ nekk candidat en 2024. loolu rek lan moo ci war a nekk nag yéen seen taxawaay sur le plan judiciaire ci bataille bi. mooy xeex rek que ce soit au plan national wala au plan international dinañ dem dans toutes les instances des Nations Unies et partout pour porter le combat judiciaire parce que li ñu jàpp mooy actuellement waxuma la sax loo xam ni dafa jalgati yoon mais dañu nekk ci ab anarchie judiciaire. anarchie judiciaire bi mooy nit boo koy teg ay infraction da nga koy teg ci ay règles comme ay loyauté maanaam nga jàpp ni kii li mu def nii war nañ ko mën a topp parce que infraction bi ça correspond à tel
mais ku deful dara nga ne da ngay jéem a gàkkal deram rek jéem ko yàqal pour man loolu c'est très regrettable. te am na loo xam ne aussi bu ñu nee démocratie wala état de droit ñun ñu jàpp ni mënta am ci loo xam ni démocratie la wala état de droit ñun ñu war ko nangu donc ñun dinañ xeex au plan national ak au plan international porter combat bi ba Ousmane Sonko jëlaat ay droit yëpp comme un homme libre. jërëjëf kon dinañ ci ñëwaat ci kàllaamay nasaraan ak Chérif Diop ñu fàttali kon ñu ngi woon ci buum gi ak maître Bamba Cissé bokk ci collectif des avocats de Ousmane Sonko kon garde à vue bi confirmé na day fanaan guddeem gu njëkk fële kon ca section recherche bu gendarmerie moom nag dafa garder silence maanaam maye pataalal nee na yoon moom moo ko may ci noonu ba léegi dinañ demaat ci bu mu jokkoo gi ak suñu naataango bi ñu nekkal ci terrain bi di Ibrahima Kane moom mi nga xamante ni kon rek situation bi diggante Colobane jàpp Castor ba HLM Ibou Kane foo toll jamono ji. jamono ji Chérif maa ngi ni jóge Liberté 6. Liberté 6 nag ni nga ko waxee léegi Chérif diggante Colobane HLM ba jàpp Castor fi mu toll nii foofu nga lim yëpp manifestants yi jaar nañ fa waaye fi ñu mujjee moom mooy rond point Liberté 6 rond point Liberté 6. li ñu jëloon foofu pour cible moom mooy station Total bi nga xam ne moom moo nekk foofu ci rond point bi boo ñëwee ci station bi daanaka pompe yi yëpp dañ ko saccagé daane ko ba essence bi sax carburant bi mu ngi tuuru foofu ci biir station bi boutique bi également noonu lañ ko pillé tey jii daal manifestant yi liñ ci mën a jàpp Chérif lenn la moom mooy benn stratégie daal la ñu teg stratégie boo xamante ne il faut le dire dafa donner du fil à retordre aux forces de l'ordre parce que daanaka fépp fu ñuy nekk di incendier wala ñuy taal day fekk force de l'ordre yi am nañu retard bu sori seen ginnaaw ba loola leen di permettre dañuy dem quelque part commettre seen benn forfait ba pare doog a dégager le temps force de l'ordre yi dellu si foofu pour fay lakk gi ak yeneen fekk na ñoom it demaat nañ ci beneen bërëb incendier waat foofu tey ji daal kon li ñu mën a jàpp ci tënk muy HLM muy Colobane muy Castor foofu yëpp daanaka fitna moom moo fa nekkoon boo xoolee commerce yi nekk tout aux alentours amul kenn koo xamante ne tijji nga ci ñëpp dañoo daal di tëj ndaxte lacrymogène yi ak itam xeer yi xale yi doon sànni foofu yëpp daanaka fitna la jur tey ji Chérif Dia. jërëjëf Ibrahima Kane nga moytu yow mi nga xamante ni kon yaa ñu toppal boobu situation ci suba it comme ni nga ko waxee fële ca boulevard du Centenaire jàpp it Médina ak yenn quartier yi amoon nay jàmmaarloo ci diggante yooyu ndaw ak ñii di alkaati yi ba tax na kon ñi commerce yooyu sax daal di tëj muy loo xamante ni kon jural na gàllankoor ñi yëngatu ci wàllu njënd ak njaay ñu ànd ci ak Abdoulaye Diop ak Thierno Laurent Mendy. place du Centenaire ci àllarba bii nuru woon lool benn film action ay ñaxtukat yu mer di avancer ay xeer yu ñuy sànni ay taal yu ñu tàkk ci yoon wi ñaxtukat yi di yuuxu ni am nañ ndam ngir dakkal seen doxu ñaxtu bi policiers yi di sànni ay lacrymogène ay pick-up yu fees ak ñu ñuy wax ni ay nervi lañ bokk ci xeex bi ngir jàppale policiers yi ñeneen ñu wane seen bopp mooy waa gendarmerie nga xam ne sorewul loolu ak seen caserne Samba Diéry Diallo bu Colobane journaliste bi dafay teg xew-xew bi en direct ci YouTube bi. bu dëgg dee dëgg rek c'est la toute première fois may couvrir événement boo xamante ni dafa mel ni bu ma daan seetaan télé laa ko doon seetaan. jigéen ji nga xam ni dafa xëy suba teel dem ci tribunal jubli ci place de Centenaire ba mu déggee ni dañuy yóbbu Ousmane Sonko ci section de recherche du gendarmerie. dañoo ñëw pour manifester wu pour protéger wu président Ousmane Sonko ku nekk xam na ne lu fi xew moom du yoon ku xamante ne mi ngi woon si yoon pour ñoo luñ koy fekk si ba di ko wax nee na ban yoon nga war a jël ak bu yoon bu nga waru tàngeel. jigéen ji moom di ñaawlu tey liñ ko xañ liggéeyam. tey jaay ñun wax affaire bi mënuñu faa jaay ndax ñu toogee di jaay xeex beeg yooyu yëpp ak Sonko bi loolu moo tax tey mënuñoo jaay ñun Colobane la ñuy jaay waaye ñun fii lañ toog sànq bi léegi xeer yi di ñëw lépp du dal du dëgg du yoon Rue Ramazel yëpp sànq léegi fii la ñuy daw di dugg xam nga loolu du yoon te tamit yàq nañu suñu liggéey. avenue bi yëpp nag fees dell ak ay xeer yu ñu sànni ak ay sànnitu grenade lacrymogène mujj nañ ko police mujj na fa jëlee ñaxtukat yi.
li indi loolu lépp nag mooy convocation bi ñu convoqué Ousmane Sonko wax na leen ko sànq mu xëyoon kon këram doon dem ca palais de justice doon wuyu ji juge bu 8e cabinet ba ñëwee nag kon ca rond-point bu Mermoz ca la xirongaay ak am ca yoon war a jaay ba tax na kon alkaati yi daal di koy jàpp yóbbu fële ca gendarmerie ñu seetaan. L'image du jour, l'arrestation de Ousmane Sonko par des éléments du GIGN. Le leader de PASTEF contraint d'abandonner son véhicule particulier pour s'engouffrer dans le pick-up de ce corps d'élite de la gendarmerie. Direction, la brigade de recherche. Et pourtant, ñu jégalu kon dinañ ci ñëwaat loolu nasaraan la xam naa balaa xibaar yee jeex ci jamono jooju it ñi nga xamante ni kon ñi ngi ci société civile bi ak opposition bi joxe nañ seeni loxo ngir rek kon ànd xeex li ñu jàppaan ne daal Macky Sall day jaay doole ba bëgg nañ mu dakk rawatina kon ni nga xamante ni démocratie bi noonu la sooxee fii ci Sénégal tey ci ngoon lañ ci doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi Habib Faye Thierno Laurent Mendy. ñu booloo def akub say ñoom ñi nga xamante ni ci wujjeeg politique gi la ñu nekk. ak ña nga xam ne ci société civile bi ak i activistes yi ñoom ñooñu ñëpp lañu bëgg rek moo di démocratie goo xamante ne bu jaar ci yoon la gu ñuy joxee nit ñi seen ak seen i yelleef. régime bi mu mettre en place ak dictature rampante bi nga xamante ni mu ngi doon dem di dem nit ñi di ko seetaan di ko xeex waaye mu ciy continuer di ci continuer ba ñu toll fi nga xamante ni tey daal daanaka Sénégal dafa mel ni président Macky Sall moom moo war a tànnal boppam kaddu yi nga xamante ni ñoo war a jib. Que ce soit du côté de l'opposition politique wala mouvement citoyen wala bépp sénégalais bi nga xamante ni da ngay jibal beneen kaddu bu bokkut ak moom kaddu bi muy jibal mu jàpp ni moom moo war a tànn ñi nga xamante ni ñoo ko war a def. membre société civile yi activistes yi ak politique yi ñeneen ñoom di artu. Cette volonté manifeste de décapiter non seulement benn parti d'opposition mais fexe ba yeneen baat yiy jib autour jéem a dagg bopp yi yëpp jéem a xoqatal sénégalais yi mettre tous les sénégalais sur écoute en tout cas toutes ces voix là di jàpp nit ñi di tëj nekk dans des procédures inquisitoires nekk dans des arrestations préventives yi nga xamante ni teguñu ko fenn di jàpp ay citoyens sénégalais tëj leen ba pare di wër yan motif la ñu leen di coller. mbiru Ousmane Sonko doon na loo xamante ni te wane na ni defuñu lenn lu dul salfaañee ak yelleefuk askan wi ba tax na ñoom ñi yee yàbbi. information bi mujj suñu frère Guy Marius Sagna bi nga xamante ni ba ci biir prison bi daanaka ñu ngi koy xoqatal di ko isoler di ko humilier simmi ko dugal ko ci cellule punitive juste parce que dafa dénoncer les conditions de détention dans des chambres yi nga xamante ni 150 personnes ñoo fa 130 personnes ñoo fa war a nekk ñu dugal fa 150 personnes. ñu ne dootuñu nangu benn yoon bépp acteur boo xamante ni it ci wujjeg politique gi nga nekk ñu yàq saw der wala sax ñu lay xoqatal ba ñuy def naka su dul noonu ngir mën la jëlee ca langue gi. Tey le monde entier a les yeux rivés sur le Sénégal et nous avons honte pour ça nous avons honte tey suñu démocratie notre démocratie est à terre gis ngeen Macky Sall lu mu réussir aujourd'hui c'est le coordonnateur du mouvement Y en a marre qui est au siège du parti PASTEF pour parler de la démocratie du pays pour se battre pour être ensemble avec tous les autres Sénégalais. tey ñoom ñu xaatim ab pacte goo xamante ni wane na ni déggoo nañ te it benn say googee ñu doon des nañu koy def ba démocratie bu Sénégal gën a yànj lii di état de droit ñu jox ko gëddëm ba nga xamante ni bépp complot dootul mën a am te it kenn dootul rëbbati ña nga xam ne ay leader de l'opposition lañ. jërëjëf Habib ci noonu it convocation Ousmane Sonko bi ci jamono jooju am na ay député yu opposition yoo xamante ni kon dañoo saisiroon conseil constitutionnel su ko defee rek ñu neenal dogal bi nga xamante ni kon assemblée nationale jëloon na ko ci dindi mbalaanu kiir laayam loolu nag bu sukkandikoo ci homme politique bi di xam-xamam màcc ci wàllu droit constitutionnel di Moussa Tine mën nañoo taaxirlu laataa ñu koy convoqué ba mbir moomoo leer ndax jàpp na ni kon jalgati la ñuy déglu ko ci micro Chérif Diop. nekkul ndax affaire bi am na wala amul dëgg la wala du dëgg mais le simple recours bi ñu déposé rek dafa doon tax juge boobu nootul woon a topp Ousmane Sonko c'est-à-dire que dañu du ne procédure bi amatul du ne soxna si amatul droit poursuivre Ousmane Sonko waaye nu mu levé woon immunité parlementaire am te tant que levé wuloo ko mënoo poursuivre Ousmane Sonko loolu la ñu ajandi di xaar juge bi rendre décision conseil constitutionnel rendre ab décision.
dès lors que ñu saisir juge bi rek dafay récupérer waat immunité parlementaire am te comme juge bi mënu koo poursuivre sa amee immunité parlementaire am moo tax tey bu yeggoon ci tribunal bi avocat yi dañu doon génne récépissé ba ñu jëlee conseil constitutionnel jox ko juge bi ne Ousmane Sonko delluwaatal sa kër nga toog ma xaarandi ba conseil constitutionnel rendre ab décision bu conseil rendre ab décision en fonction de décision mu dinaa la woowaat ñoom nag ba ñu nee ba xam ne loolu mënatuñ koo def xam naa décidé woon nañu ne Sonko tey mënuñu ko bàyyi noonu mu ñibbi fa mu toog ñu xëy ne ko léegi toppatuñ la sax ndax loolu dañ lay topp ndax flagrant délit parce que si fañ ko jàppee noonu loolu dañ doon wax flagrant délit xam nga flagrant délit du amatul levée immunité parlementaire ñu ne ko léegi na trouble à l'ordre public wala participation à une manifestation loolu tam teguwul ci yoon lu tax teguwul ci yoon mooy ne xam nga du ñuy wax droit dafa am imputabilité de la faute en droit pénal donc ki toog ci biir otoom nit ñi di manifester ci wetam mënoo koo jàpp ndax ñee di manifester ci seen wet ma jox léegi exemple man ne tey bu Balla Gaye demoon na fële wala Sadio Mané ñëwoon dem Sandaga nit ñi topp ko mu bloqué circulation est-ce que da nga ñëw jàpp ko ne ko yow yaa bloqué donc dafa am trouble à l'ordre public mais ñoom il fallait ñu trouver quelque chose en flagrant délit ñëpp mën ko téye mën a continuer justement seen projet bu dul woon loolu Ousmane Sonko ci njabootam lay fanaan tey. ngeen dégg ko noonu kon moom Moussa Tine xibaar yi it ci nam gën a gàtte ci mbir moom ba léegi ñii nag fukk lan ak juróom-ñaar nekkoon ay soxna ñu leen dàkkantale ay lingeer yu Pastef aljuma la leen jàppoon bàyyi na leen rek kon féexal leen ñu daal di ñibbi seen kër ginnaaw rek ba doon am ay retour de parquet yu bëri diggante kon police ak fële ja palais de justice wante nag am na ci ñoo xamante ne moom ay ñaar ñu bokk ci FRAPP France Dégage la ñoom nag am na information judiciaire boo xamante ne kon yoon nee na rek ñu daal di koy ubbi ci seeni mbir su ko defee kon ñu càmbar xool naka la nekkee woon rek ci wàllu ay manifester jëm kon ci mbiram Ousmane Sonko ni leen ko doon waxee boobu ba léegi muy loo xamante ni tey ci suba ba léegi muy situation bu doy waar Souleymane fekk si nga ñu ci plateau bi nekk directeur de l'information bu groupe Futurs Médias noo dundee bisu tey bi en tant que journaliste. Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi journée tey bi yaakaar naa sénégalais yëpp dundee nañ ko dundin boo xam ne dundin bu doy waar la lu muy tekki mooy gëj nañ am bés bu mel nii ci fitna ci réewu Sénégal waaye plus particulièrement parce que loolu tamit il faut ñu signaler ko ci Ndakaaru parce que luñ ci mënta wax tamit événement yi dafa localisé wu géographiquement ci Dakar rawatina ci département de Dakar ak ci yenn communes yi il faut dire la vérité xëj na loolu c'est une dimension mais retentissement ak ampleur dégâts yu mu am yi weesu na localisation géographique bi donc man nu ma ko dundee en tant que journaliste mooy daf may fàttali des moments clés yoo xam ne suñu dundinu réew suñu réew nu muy màggee ak suñu démocratie nu muy màggee dafa am ay moments clés te dafa mel ni bii daf ci bokk waaye dafa wutee lool ak yeneen moments clés yu ñu dundoon yi damay jël bu ci mujjee moom mooy 23 juin 2011 23 juin 2011 dafa am loo xam ne c'était particulier dañoo woote ci benn revendication ci benn bërëb nañu daje assemblée nationale manifester ngir lii defee ko nii moo am encadrement la mooy kii bi revendication bi la mooy localité bi li ko wuteele ak lii xew tey et c'est là où je pense que irresponsabilité yi foofu la commencé moom mooy am nañu benn bés boo xam ne benn leader politique bu am di am problème ak justice woote sans donner un mot d'ordre précis waxuñu nañu daje bërëb sangam def manifestation sangam mu tàmbalee fii jeexee fii lu mu wax moom mooy na nit ñi résister loolu boo ko waxee mooy ubbi nga toutes les possibilités xoolal tey xale yi kenn waxu leen taal leen kenn waxu leen fay leen kenn waxu leen daje leen fii pourtant il y avait tellement de choses yu ñu mën a préciser parce que mën nga wax ni résister nañu résister waaye résistance bi na nekk résistance pacifique
ñi war a liggéey bu ñu liggéey. wala ñii nañu tëj seen et cetera wala yéen jeunes yi def leen lii wala def leen lii boo ubbee les vannes day ubbi toutes les possibilités day ubbi toutes les dérives boobu benn irresponsabilité la je tiens à le préciser sans embâche beneen irresponsabilité bi et moom moo gën a grave yeneen irresponsabilité yëpp moom mooy irresponsabilité de l'État utiliser des nervis jusqu'à ce qu'on me prouve que ñii ñu wone parce que ça peut être une possibilité ñii ñu wone borom kàttan yooyu ñu wone ñu yore ay bant yore ay yu kenn xamul di agir aux côtés de la police di dal ci kaw ay nit loolu rusula na ci Sénégal rusula na ci lu bëri benn bi day lubardiser xam nga lubaar yi nekkoon Côte d'Ivoire tonton Macoute yi nekkoon Haïti day lubardiser suñu république et c'est inadmissible c'est pas possible que Sénégal di lubardiser sa république comme ça ma jeexal ci benn côté xam nga dañoo am ay règles d'engagement règles d'engagement yi ñu am Sénégal benn bi moom mooy gradation ci bu ñu faire intervenir les forces de l'ordre ana suñu autorité sécuritaire ci dëkk bi benn boo amee situation nga engager les forces de première catégorie nga dugal police bu police demee ba affaire bi ëpp loxo ñu indi gendarmerie les forces de deuxième catégorie boo paree bu ëppee loxo nga woo armée waaw nga bàyyi loolu yëpp texte yi prévoir ko procédure yi prévoir ko règle d'engagement yi prévoir ko amoo looy def lu dul di jël ay nit ñoo xam ne dañu exercer une violence privée ce faisant légitimité bi état bi am ci monopole utilisation violence légitime dañ ko pasare te loolu amul dara lu ko mën a justifier encore moins anarchie bi nga xam ne moom la xale yi di def nii c'est pas normal te raison yu ñuy joxe yi xam nga ñàkk xam lu mu waral dafa bëri parce que boo ñëwee fekk benn enseigne nga ñëw dal ci toj ko yaakaar ni yaa ngi gaañ France wala yaa ngi gaañ États-Unis fekk ay Total ak yooyu yëpp yaa ngi yàq ay emploi yaa ngi yàq investissement jàmbur yaa ngi détruire bien d'autrui yaa ngi créer des problèmes économiques parce que bu ñu tëjee nga bëgg a jënd dara mënoo ko jënd arrêter commerce et cetera c'est inadmissible mais man ni mu ko mën a résumer tey c'est la rencontre de deux grandes irresponsabilités benn bi c'est l'irresponsabilité de Ousmane Sonko beneen bi c'est l'irresponsabilité de l'État je dis même ci itinéraire parce que dañu li problème itinéraire fii laa jaar du ma fi jaar donc waxtaan moo na am ku bàyyi dara pour lii bañ a am. loolu entre des gens responsables war naa mën a nekk parce que day am benn moment boo xam ne sa pire ennemi il faut ngeen toog waxtaan ngeen xool ni ngeen di def ba du lor nit ñi loolu beneen aspect la. mais violence yi am. ñii di ko légitimer ñii di ci kontaan ñii di ci bëgg attention ñu ngi ji loo xam ne bu weesoo lii. dinañ ko rëccu parce que bu nekkee nii léegi violence ku nekk boo amee loola naqari nga dem uti sa ay borom ay ponkal ñu ñëw régler ko loolu mooy indi guerre civile moom mooy indi des tensions yoo xam ne day ëpp loxo te bu booba te je vais terminer sur ça en rendant hommage à nos forces de sécurité à nos forces de sécurité. Ce sont des gens qui sont suffisamment bien formés pour gérer des situations et de leur accoler des loubards, des tontons macoutes, loolu gàcce la ci Sénégal te néewal ñooñu seen xam-xam seen xarañ boo xam ne wane nañ ko fii ci Sénégal wane ko ci bitim réew. jërëjëf da ngay des ak Chérif Diop mi ngi teew ci kanam ngir yaatal mbokk yi xibaar yi ci kàllaamay nasaraan fii la ñu am ak yéen ci xibaar ñi ngi leen sant di leen gërëm programme bi day wéy Pape Ngagne Ndiaye dina fi teew moom ak i débat ak acteurs yu bari su ko defee kon lépp loo xamante ni tukkee na ci bisab tey bi ñu daal di koy jàngat jërë ngeen jëf